di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen ñaanal semaine jàmm ak suñuy programme dinañu ñëw ci kanam tuuti ci li nga xamante ne rek mooy jamono ji ni yenn prison yi tëddee ndax nag mbas mi laal na yenn yi ci prison yi te dina baax it ñu xam taxawaay bi ci biir waaye it mesures yi nga xamante ne ni teg nañ ko ngir fexe ñooñee am feebar boobu daal di wér lu ci mënta am ci kanam tuuti dinañ dalal ki nga xamante ne ni moo di inspecteur Mbaye Sarr nekk inspecteur régional bu administration pénitentiaire féete ci Dakar gannaaw 20h bi ñu dalal ko gën a yaatal loolu nga xam ne junj naa ko leen léegi xibaar yi ci wolof ak rédaction bi pàcc bu njëkk bi rek ñu wëyal yi nga xamante ne rédaction bi door na ko boobaak léegi muy hommage bi nga xamante ne ñu ngi ko jagleel kii di Babacar Touré nekkoon fii njiitu CNRA nekk it ki nga xamante ne ni moo taxawal li nga xamante ne mooy Sud Communication groupe boobee ñu war a dalal nag Abdoulatif Coulibaly nga xamante ne jaar na ci kër googu monsieur le ministre nag xam naa dina yegg si lu yàggul dara bu ko defee ñu yaatal ci li nga xamante ne mooy jaar-jaaru Babacar Touré ma ci ànd tey ak Papa Djibril Fall Pape ziar naa la. delloo ziar bu baax soxna Aram di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew yëpp di ñaanal tamit ñi nga xamante ni rek ñoo nekk ci lalu hôpital yi suñu borom subhanahu wa taala defal leen tawféex ñi nga xamante ni ñoo fi bàyyi ko ñuy ñaan suñu borom mu xare leen aljana di ñaanal tamit ni nga ko waxee ci deuxième partie bi ñi nga xam ñoo nekk ci prison yi suñu borom defal leen li nga xamante ni moom mooy pexte muy liberté ñu retrouver ko di taxaw tamit ci kooku nga xamante ni tudd nga ko léegi muy Babacar Touré nga xamante ni tey Sénégal yëpp a ñàkk mais ñun tamit ñàkk nañ ñun ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci presse sénégalaise wala presse africaine sax de façon globale di ñaan sunu borom subhanahu wa taala fa mu jëm gënal ko fuuf yi nga xamante ni fi la jógee te sunu borom teg loxoom si njabootam aram jërëjëf Pape dinañu gën a ñëw si moom waaye dina baaxit ñu taxaw ci li nga xamante ne tey gis nañ ko ci ay témoignages classe politique bi fës ci loolu muy wane ni rek encore une fois amoon na également rapport yu am solo yoo xam ni amoon na ko ak ñooñi ci wàllu taxawaayam waaye ci wàllu liggéeyam leneen it mooy président Macky Sall gis nañu it moom it ci hommage bi nga xamante ni defal na ko dellusiwaat ci nit ki nga xamante ne nii nit koo xamante ne day waxtaan day dégloo waaye kenn du ko jële ci ay principe am wala ay conviction am encore une fois day nekk loo xam ne suñ ko déggee ci doyen bu mel ni Babacar Touré dafa war a inspirer la jeune génération. Effectivement di ñaan suñu borom encore une fois mu xare ko aljana je pense que 69 ans yi nga xamante ni moom la dund ci kaw suuf mën nañoo wax ne amul récréation ndax ba mu noppee jàngam rek booba ba tey mësul deñ di nekk ci li nga xamante ni moom mooy tool bi nga xamante ni mooy lépp loo xamante ni Afrique dina tax Afrique jëm kanam waaye dina tax démocratie tamit jëm kanam donc ñu koy jaale bu baax ki nga xamante ni tamit moom mooy sëriñam di kilifaam muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir ibnu sëriñ Bassirou Mbacké nga xam sëñ Abdou Hakim bi nga xamante ni moom mooy rakk ci sëñ Mountakha moom moo nekkoon kilifaam ñuy ñaan suñu borom tamit mu xare ko aljana ci barkeem foofu nga xamante ni foofu la daan yeesale pas-pasam nekkoon li nga xamante ni moom mooy taalibe loolu tamit nekk loo xamante ni lu am solo la di ko jaale tamit le président Macky Sall ndax gis nañ ne dernière mission yi nga xamante ni Babacar Touré am na ko pour Sénégal moo doon commission nationale de régulation de l'audiovisuel mu nekk tam poste bu am solo boo xamante ni ki nga xamante ni moom la doon wër bi muy profilé mooy koo xamante ni dina nekk un homme de consensus waaye dina am benn respect boo xamante ni médias yi dinañ ko jox ba nga xamante ni bu ne diw jaaroo yoon diw jaar nga yoon su boobaa dañ ko koy nangul ndax jaar-jaaram taxoon na mu am respect boobu noonu nga xamante ni ñëpp nanguloon nañ ko te loolu nekk loo xamante ni lu xaw a jafe la encore une fois témoignage yi ni nga ko waxee au-delà de témoignage yi ñu dégg ci président Macky Sall mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndax moom la mujjee jëflanteel ci mission bu mel noonu waaye dafa am solo trop dundam macha allah ci journaliste bi d'abord patron de presse bi ensuite ba ci li nga xamante ni moom mooy panafricaniste bi ni ñu ko waxee régulateur social bi nga xamante ni foo ci dem rek wax dëgg fa yàlla ku sañoon bés boo fiy jógee am témoignage yu mel nii mais surtout am benn polyvalence boo xamante ni dina la permettre kenn du la tëj ci corporation parce que di nga comprendre enjeux yi fi ñu toll fépp foo xamante ni sa dayoo may na la nga taxaw fa te loolu je pense que ne Babacar Touré def na ko ba ni mu wuyjee suñu borom et tey jii boo gisee li tax ñun ñu gën ko amul njukkal mooy bi ñuy am audace
daal di tijji benn buntu bu yees jóge fi nga xamante ni moom mooy Soleil ñëw créer média d'opposition boo xamante ni kat jóge nañ ci di wax rek média boo xamante ni média d'état lay nekk wala appareil idéologique sax de l'état waaye ñëw ci li nga xamante ni moom mooy média boo xamante ni nag mën naa nekk mur de lamentation dañuy dootul am censure wala autocensure waaye dina am responsabilité ndax coloreeru indépendance coloreeru liberté responsabilité la loolu tamit dund na ko baax te boo déggee témoignage yi ci ñi nga xamante ni yëpp ñoom la jëflanteel ci moment yoo xamante ni c'était des moments cruciaux de l'histoire du Sénégal jamono bu nekk wane na beaucoup de responsabilité waaye responsabilité boo xamante ni nag daf ko adossé woon ci une indépendance mais surtout résistance par rapport ak lépp loo xamante ni mën naa tax journaliste bi du def liggéeyam. un formateur. wax nga ko ci li nga xamante ne mooy Dia mais leneen it mooy rapport yu mu amoon. ak yenn ci président yi nga xamante ne nii. ci ay réew yu ñu jege. Mauritanie Guinée. pour citer que ñaari réew yooyu mu di taxawaay boo xamante ne fu mel ni Guinée par exemple mu ñu ko gisee amoon na jamono joo xamante moom déplacé wu na dem fa waxtaan ak Alpha Condé ngir fexe réew yi mën a déggoo ci yenn yi nga xamante ne bu mel ni feebaru Ebola bi ba Sénégal di wax tëj frontière ak ñoom seen bokk na ci ñi nga xam ne def na déplacement ngir fexe réew yi bañ a réeroo muy dimension panafricaniste bi ñu doon wax également ci moom ci njëriñ li nga xam ne amal na ko continent. waaw loolu mooy wane rek ne kilifa la woon ndax kilifa tamit te loolu dafa baax lool ci jamono boo xamante ni suñu waxee rek ñuy tooñ souvent sax naan waxi journaliste la. waaw ndekete tamit journaliste kilifa la comme ni nga xamante ni noonu la ko avocat bi nekkee noonu la ko magistrat bi nekkee noonu la ko menuisier bi nekkee noonu la ko plombier bi nekkee kenn ku ci nekk foofu li muy wane mooy métier bi ngay def jox ko ak xam dëgg teg ko ci dëgg lal ko ci dëgg def ko. te di ci wut ngërëmal suñu borom je pense que c'est extrêmement important mooy soubassement spirituel bi nga xamante nit ki dina ko trouver ci pratique professionnelle am et je pense que c'est ça finalement qui fait la différence entre les uns et les autres te moom gisoon na ne dafa war a am benn taxawaay boo xamante ni dina ko am ngir génération yi nga xamante ni ñee ñëw wax naa léegi ne frayer ne chemin pour tijji média d'opposition mais yemu ci sax bi nga xamante ni benn centre d'études des sciences et techniques de l'information rek moom moo fi nekk di génne un nombre boo xamante ni nombre bu tuuti la te mu gis ne presse dafa am solo ci réew pour ndax dafay accompagner processus de démocratisation waaye dafa nekk une entité importante boo xamante ni itam dafa bokk ci liy développer réew suqali réew mais moom ci boppam ginnaaw groupe de presse bi dañu dem tijji ak kër goo xamante ni itam muy ISIC foo xamante ni foofu la ñuy tàggate ay nit di leen former ngir ñu mën a tas xabaar ci barab boo xamante ni dina gën a yaatu aussi bien ci Sénégal mais ci biir Afrique yëpp donc il avait une haute idée de ce que devrait être la presse une presse libre et indépendante te loolu nag yitte boobu mu yëkkati maa ngi koy fàttali chaque jour ci li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum doon wax ne journaliste dafa amee une mission prophétique te prophétie mooy prêcher la bonne parole mais bonne parole boobu mu doon prêcher moo ko yóbbu woon ba Guinée moo ko yóbbuwoon ba Mauritanie moo ko yóbbuwoon sax ak foo xamante ni xëy na nit ñi mënuñu à des niveaux insoupçonnés yoo xamante ni daaw fa def lu dul taxaw dayoom boo xamante ni jàpp na ne egg na niveau d'information boo xamante ni xëy na acteurs yi ci biir ñoom comme dañoo nekk loolu ci biir duñu ko mën a xam te loolu mooy distance bi mooy recul bi mooy distanciation axiologique boobu nga xamante ni dina permettre journaliste bi mu analyser froidement les choses wax leen ne leen voilà la conduite à tenir c'est celle-là qui est bonne amu leen choix fii ngeen war a jaar et je pense que ne intelligence sociale boobu la amoon digganteem ak président Abdou Diouf digganteem ak président Abdoulaye Wade mais digganteem ak président Macky Sall te ak li muy nekk ak président Macky Sall yëpp teewul ba mu jàppee ne Khalifa Sall dañ ko teg tooñ ko dugal ko ci kaso bi dafa signer pétition pour mu génn c'était un acte très fort boo xamante ni dialectique la boo xamante ni xëy na yombul pour nit ki gérer ko mais je pense que ne loolu la maam Abdou Aziz doon théoriser tudde ko l'éthique dans le désaccord même ci désaccord dafay am éthique boo xamante ni moom la ñuy préserver te moom la wone foofu te permettre na leen ñu sauver l'essentiel mooy le respect mutuel te loolu moo tax tey président Macky Sall mën a jëflanteeg moom ba noppi ba mu jox ko lenge yi. mu jox ko keneen mu mën ko témoignal tey témoignage yu rafet. bi nga xamante ne def na ko ISIC boobu nga wax di école boo xamante ne jaar naa fa. Latif Coulibaly nekkoon également. sama professeur en presse écrite. bi ñuy def 3e année. di wax rek encore une fois ci li nga xamante ne nii école boobu. def na ko ci sama ñu mel ni man. parce que peut-être CESTI nga tudd. mais am na tamit yeneen école yoo xam ne ñu ngi fi
ñuy jàngale di tàggat nit yi mais dina baax également ñu xool ci taxawaay bi nga xamante ne ñooñu di ay kilifa ci réew mi am nañ ko moom laa tudd mi am na ñeneen ñoo xam ni jaar nañu ci seen loxo ñu mel ni Baba Diop ñu mel ni ki nga xamante ne mooy Abdou Aziz Diop nekk léegi présidence de la République ak yeneen ñoo xam ni tey jaar nañ seen loxo di kontaan ci liggéey bi nga xam ne def nañ te ba léegi yenn ci ñoom duñu tàyyi di la tegaat ci yoon di la wax ni nga xam ne moom nga war a taxawee pour métier bi mais da nga tudd lenn loo xamante ne sànq dama si bàyyi xel muy taxawaay bi nga xamante ne Babacar Touré amoon na ko mais nga am posture boobu ci yow lan nga jàpp ni journaliste bi distance boobu la war a am par rapport ak pouvoir en place. mooy le contact et la distance xam nga lii je pense que Abdou Latif Coulibaly moo ko doon wax ci benn waxtaan mu ne les hommes politiques il faut les rencontrer mais il faut pas les fréquenter loolu c'est-à-dire que c'est la capacité de résilience aussi du journaliste à résister aux manipulations wala à la manipulation donc loolu moo tax ma ne kilifteef rek lay laaj nga matal nga bu fekkee ne yàlla suñu borom dimbali na la aram nga jaar fi nga war a jaar jàng li nga war a jàng xam li nga xamante ni jàpp nga ne dina la permettre nga def sa métier convenablement mais nag soxlawul ngay seey ci kanamu nit renier ci say principe renier li nga xamante ni moom mooy say principe directeur pour def loo xamante ni dafay neex nit et je pense que moom loolu la wane résistance boobu donte dina jëflanteeg ñoom donte dina waxtaan ak ñoom donte dina demlanteeg ñoom dikkalanteeg ñoom waaye terewul mu def liggéeyam convenablement. Comment comprendre aujourd'hui ñu mel noonu am fi tey ñu gis yenn ci ay dérives yenn ci ay doxalin ci média bi de manière générale parce que bokk na ci ñi nga xamante ne dañuy insister encore une fois ci éthique ak déontologie dem na ba léegi nit ñi dañ ko def rek wax boo xam ne dañ koy dégg noonu rek mais sens bi duñ ci taxaw te bokk na ci yoo xamante ne dañ koy fàttali tout le temps journaliste mais dem na ni ba journaliste bi léegi xaalis xëy na moo ko jiital ñu ci ëpp taxawaay boobu la ñuy am te dañuy fàtte li nga xamante ne mooy solos dëgg métier bi. loolu am na ci waaye dafa mel ni comme métier yëpp rek tey boo jëlee tey magistrature bi loolu lañ lay wax nga jël avocat yi loolu lañ lay wax nga jël médecine non da ngay njëkkee ci sa bopp ba pare waaw moo tax ma ne corporation boo ci mën di jël tey rek mën nga cee seppi loo xamante ni bokk ci woon wala am ci ñoo xamante ni ñooy jëf-jëf yoo xam dafay muur li nga xamante ni moom mooy jëf yu am solo yi ñu ci def waaye presse sénégalaise de façon globale boo ko jëlee depuis 1960 bi ñuy nekk ci clandestinité ba ni nga xamante ni noonu la ñuy génn di am une presse d'opposition mën nañu wax ne ay kilifa ñoom ñoo daan occupé wax dëgg fa yàlla li nga xamante ni moom mooy fauteuil bi ba ci dans les années 90 ba gis nga ni nga xamante ni noonu la alternance ñëwee ba ci deuxième alternance bi ku mel ni Abdou Latif Coulibaly ku mel ni Chérif El Walid Sey ku mel ni Amles Camara ku mel ni ñoom Abdourahmane Camara bi nga xamante ni jógee na fi ak ñu bari ñoo xamante ni ay kilifa lañu woon te dara ji suñu borom dogal ñu ci bari ci ñoom daal di wuy ji suñu borom waaye liggéey nañ liggéey boo xamante ni tey loolu ñun ñi nga xamante ni ñoo leen remplacer ci tool bi war nañoo fexe ba tool bi du booy. war nañ ko fexe mais loolu tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy résistance loolu tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy xam sa bopp loolu tamit dafa ànd ak li nga xamante ni moom mooy jéem a def sa liggéey te sàmmonte li nga xamante ni moom mooy éthique ak déontologie bi nga xamante ni moom lañ la baaxee mais surtout li gën a doy waar ci métier bi ñu nekk mooy ngay pratiquer métier ci ñi nga xamante ni ñoo la tàggat toog di la xool war nga ëppale sa bopp def loo xamante ni boo dajeek ñoom doo mën a siggi je pense que loolu. alors tey professeur la monsieur le ministre maa ngi koy wax léegi ñu lay nuyu bu baax a baax kontaan ci sa teew fi di tudd sànq rek naan Abdou Latif Coulibaly nekkoon na sama professeur ISIC ndax bu ñu waxee ISIC tey xëy na waxtaan wi moo ñu yóbbu woo foofu ci groupe sud li nga xamante ne jot nañ ko def ci wàllu journalisme mais yow mi nga xam ni jaar nga sud tey Sénégal kan la ñàkk ci dayo d'abord soxna Aram may nuyu sëñ Pape Djibi di nuyu téléspectateur di jégalu xanaa dama waroon teel jóg waxtu ba ma jóg jóguma ko moo tax dëkk bi dafa fees oto moo tax lii am tey maa ngi gërëm di sant li ngeen ma invité tey mu nekk loo xam ne dañ koy waxtaanee ci ku yàlla màggal ko ci ñetti anam dëggu am engagement bëgg dëgg képp kuy ànd ak Babacar Touré te tegoo ko ci dëgg ak engagement ak man la tax ngeen seq yéen ñaar doo fa yàgg ñi mu yàggal yëpp may sant suma borom bokk naa ci ak Abdoulaye Ndiaga Sylla ak Sidi Gueye ak ñeneen
li lal seen engagement muy dëggu di wax dëggu nang dëgg ak man la ñuy def man de soxna Aram Pape Djibi man naa leen wax ne ba ma génnee école journalisme ci baax yàlla la bokk ma daje ak moom ci loo xam ne daje boo xam ne la mooy li ni di wax lu bette nga bëggoon ko moom it mu bëggoon ko yàlla dajale ñu benn bés ci mois de novembre 1984 booba léegi tàggooñu ma moom ma ci sant yàlla bu baax. alors jaar-jaar bi am na solo mais yow mi ko côtoyé lan nga ñàkk tey. ñàkk naa mag Babacar dama ko xam yàlla boole yi ma defa moom at ak genn wàll ñu créé sud man yàlla may ma bourse ma dem depuis doctorat Canada waaye bu ma ko xamee fekk mu xamante suma mag bu ñu dajee ma moom daf ma naan yow doo suma xarit suma rakk nga ci ñaani anam maa la tànn ngay suma rakk nga nangu ko waaye li tax ñu tànnante bay ànd li ko lal muy kóolute ak liggéey donc 85 bi jonu yàlla tey waxtu wuñ toogee ma moom jàng naa ci moom yéen doon wax léegi ci wéri éthique ak déontologie maa ngi fàttaliku benn bés ma bind benn article ñu yaakaar suma bopp loolu ñu jox article bi am na ci parti boo xam ne daf doon ponc benn kilifa ponc boo xam ne sax xam naa tey buñ ko gisoon dañ may tàccu moom ba mu diiree daf ma ne lii mën na ñàkk lii nga wax ni mu ne ma muy man muy yow képp ku am jabar benn bés jote ngeen waaye nga dugg ci ni nga ci duggee di xiis xuus mosoo jote ak sa jabar mu ne man mi wax ak yow jote naa ak suma jabar ki ma jur jote naa ak suma yaay ki la jur jote naa ak yaayam boo xoolee loolu balaa ngay bind lii nga bind danga ko science man si ma bopp maa jël kayit dellu suma bureau ak gàcce jàngale yooyu la doon jàngale lim nekk sud waaye jàngale yooyu muy jàngale daf ko sës moom ci li nga xam ne noonu la gisee àddina te noonu lay doxalee àddina parce que tout le temps dama ko dégg mu naan li tubaab di wax balaa ngay généreux mooy baax dangay yemale ba pare soog a baax parce que boo yemalee muy juste boo yemalee mbaax dugg parce que ku ci nekk boo ko joxee lam yelloo mu jël ko lam dayoo ak dayoom nga jox ko mbaax dugg soyons juste avant d'être généreux loolu boo nekkoon di bind article bu liiree dafa naan lenn dinaa la ko wax saa yoo bindee article nga dajeeg téeméeri ñu la tàccu ñu la bravo am na ñaar téeméeri yoo xam ne bëgguñ lay tàccu sip la moo tax woowuñ la ci sa téléphone kon lu journaliste bind ci àddina maa nga waxo ci télé bala ngay bàkku ni ñu ngi lay woo ci la félicité ne am na yeneen juróom-ñaar téeméeri yoo xam ne junne bëgguñ may woo parce que dañ ma jéppi nekk li ma doon wax gis nga wax ci noonu la nekkee ñun ba tey buñ naan sud école la loolu moo war a école te kam defoon ci rédaction bi muy Abdoulaye Ndiaga Sylla sooy seetlu d'ailleurs moo ëppati woon rigueur Babacar def naan man maa jiitu waaye kilifa gi Ndiaga la waaw man de maa jiitu Babacar waaye suñ kilifa ñun ñëpp mooy Ndiaga duñ daan réunion ci biiru Babacar biiru Ndiaga lañ daan toog lu ñu wax moom bu àndee ñeneen ànd dañu xaar ba Ndiaga wax ñu soog a ànd ca dem ànd boobu moo neex parce que képp ku muy ànd ak yow ku muy ànd ci àddina daf lay def nawle nawloo la taxawoo yow ci taxawu nit ku juste ku mën a yemale ñëpp ci àddina yombul Babacar sëñ Jibi su may wax ci Babacar mën naa ci wax lu bari du yomb démb déglu nañ témoignage yi am solo lool gis déglu suivre la aussi ci Sud FM nga dellu siwaat ak ITV nga dellu siwaat ci jaar-jaar bi mu am solo lool mais Aram man c'est vrai que am naa émotion trop ndax Babacar Touré bi fi jógee
ci koo xamante ni man mosuma am chance rencontrer ko. mais mu daan ma yónnee ay message yu ñaax ak yokku taxawaay ak góorgóorlu ba démb rek benn kilifa message na ma ne ma bokk na ci sama dernier échange yi waxtaan wi ñu waxtaan ci yow. waaye beneen honneur bi ma am mooy Abdou Latif Coulibaly bi ma bokkal tey plateau. ndax moom it ci jàmbaaru fàkk tëdd yooyu la bokk. damay wax souvent ne daf ma marqué trop ci benn téere bu mu doon bind déjee ko Norbert Zongo te Norbert Zongo gis nga li ko dal waaye yemul lekk ci taxaw journalisme ci Sénégal lu mat fanweeri at waaye dafa bokk ci ñi nga xam dañu former ay journalistes partout au Sénégal ñun ñi nga xamante ni yàlla defal nañu tawfeex ñu jàngee CESTI boo demee médiathèque ci nga koy respecté ci ngay xam jaar-jaaram. ci article yoo xamante ni jamono boo xamante ni amul droit de l'hommiste comme léegi amul pluralité médiatique comme léegi ñu nekkoon ci clandestinité jox seen bakkan seen réew ak seen continent. je pense que bu ñuy wax Babacar Touré comme panafricaniste ñoom ñii ay panafricaniste nañ parce que lépp lu xaw Afrique mësul ñu cee noppi mësuñu ci téye seen plume mësuñu ci téye seen làmmiñ te li Abdoulaye Wade bindoon téere dafa un destin pour l'Afrique c'est-à-dire que ñun ñëpp il faut que ñu concevoir sunu ëllëg ak Afrique yëpp parce que tey Mali gi kenn amul intérêt ci mu naax saay parce que bu naax saay gis nga li dal Libye gis nga conséquences yi te ñoom ils ont compris ça très tôt ñun responsabilité bi ñu am aussi mooy gën a yëkkati suñu yitte yóbbu ko foofu moo tax baat bi mu tudd léegi bi ma ëppal solo mooy engagement nan la nit ki di pratiquer journalisme ci jamono ji buy am engagement bi ci ban périmètre la koy dugal. xam nga journalisme. ci kaddu Babacar lay wax ba léegi. dañ doon waxtaan benn bés. ay gune yoo xam ne yii dañ leen doon formé te pare ko. mu jógee CESTI. ñeenti gune yoo xam ne man jàngale naa juróom-ñeenti at CESTI. troisième année maa leen doon jàngal presse écrite ma Mamadou Koumi ma indi leen ñoo benn bés muy wax mu ne pour nga nekk journaliste dafa laaj ñetti mbir dafa laaj ngay seetlu di gëstu li am mooy li tubaab di wax fait mu ne journaliste bokkul ak romancier romancier day xalaat ci xelam lu ko neex mu wax journaliste jëf-jëf moom lay xool ca anam yam amee ak kana ko jëf ci ban waxtu ak lan la wundu ci société bi mu nekk benn mu ne waaye pour nga mun a xam lu mu wundu ci société bi mu nekk dafa am lu ci yokk mooy xam-xam xam-xam nag waxuñ nga nekk docteur mu naan ñu journaliste kenn du ko jiiñ ñàkk xam liñ koy jiiñ mooy xamuloo pour nga xam pour nga dem mu xamal la nee na boo demee ñu xamal la ba pare bul à peu près naan na même boo gisee rapport de police buñ bind ne Abdou Latif sàcc na yow bul ne Abdou Latif sàcc na da nga naan rapport de police bi nee na Abdou Latif sàcc na gis nga wax ci mu ne nag li nga xam ne moo néewal doole xay léegi wax li ñu xalaat te jaaruñ ci fee mooy néewal doole xale mu ne dem naa fu nekk Afrique gis naa ay journalistes yoo xam ne ñaari at ñetti at la ñuy def génn di bind ay éditoriaux di bind ay commentaires di bind lu ne ci àddina mu ne commentaire ak opinion cëppaa ndaw la boo demee ba man mi xam ne man nga def ay reportage mu ne da nga wër carrière u journaliste ba mu jeex takk doo gis benn reportage boo xam ne def na ko mbala enquête waaye boo gisee buy éditorial da ngay foog ne téeméeri at mu ngi def journalisme pour dellusi ci li nga wax dañ naan école ba nga jàngee formé wu la pour nga nekk journaliste daf la préparé pour nga dugg ci profession boo duggee ci profession ca biir rédaction ba ngay jàngee lii journaliste naka lañ koy defee l'école prépare à entrer dans une profession et le pupitre du journaliste t'apprend le métier loolu la ñu doon wax. dinañ ñëwaat ci yow monsieur le ministre am na solo loolu waxtaan bi dañuy dem seetaan publicité bu ko defee ñu dellusiwaat.